célibataire yu bari bëgg a dégg fi mu toll nii surtout seddaay bi man waxuma ak yow li looy ree xam nga yow yaay dugal sa bopp ndax man waxuma woon ak yow sax waaye yàlla baax na du ñëpp quelques célibataires rek bëgg nañ ku leen ko wax donc góor ñi dem leen laaj ko xale yu jigéen ñi comme fii ci dëkk bi baaxoowuñu jigéen di demander góor en mariage ci kanam lay doon ak Exidex veux-tu m'épouser avec M&M on va faire du sport aussi avec Mamadou Ndiaye bi nga xamante ne CAN U17 ba mu yónnee ca fajar 9h38 moom la ñu nar a waxtaanee. moom lañ bi ginnaaw ba mu la nuyuwee nuyu El Hadj mi nga xam moo ñuy. sañ seeti nga yow it. jërëjëf macha allah nay ñëwal waaw moom ñëwal na ji. moom ñëwal na ji bi di war a wax dara ji xanaa mu dolliwaat kay. na dolli waa bi bëgg nañ ko. kan ñi ñëwal na bëgg nañ bi bëgg nañ bi. jërëjëf Bijou El Hadj nuyu nañ la nuyu téléspectateurs yeeg ñi nga xamante ne seetaan ci kanam dañu waxtaanee Coupe d'Afrique bi ñi nga xamante ne amuñu fukki at ak juróom-ñett ñi amagul loolu CAN U17 bi nga xam ne jàpp nañ ko fële ca Maroc Sénégal nag def nañu tirage au sort bi Sénégal bokk ci poule bi gën a jafe ñenn spécialistes yi wax ko ci digganteem ak Mali ak Cameroun ak Afrique du Sud ci kanam dinañ ci ñëw waxtaan nañoo benn spécialiste mu ñëw wax ñu nan la ñu war a mën a jàngatee Coupe d'Afrique boobu nga xamante ni Sénégal dina ci bokk ci mois de mars fële ca Maroc lay amee. Ce sera dans quelques instants dans Yeewu Sport ak Mamadou Ndiaye Sophie est là pour préparer ñu le plat du jour moom it saagam la gàddoo tey xaw ma foo jëm ak saag bi Sophie. non dew ma fenn bisu. dama xam ne toog a rangé woo lekk yi lu dul nga yor saag bi rek bokk ko. dama doon promené wu rek dama doon échauffé wu. déggal loolu. dama doon échauffé wu rek en attendant les événements. léegi looy togg tey ginnaaw échauffement maa ngi seen pain arabe de. waaw am na pain arabe am nañu laitue am nañu concombre am nañu tamit pamplemousse oignon carotte fromage ak tuuti viande hachée lépp nag soo ko gisee rek bisu tey dañu nar a defar ay concombre farci à la viande hachée moom lañ nar a defar moo tax nag ñu am ingrédients yi nga xamante ne ni yëpp moom lañ teg ci plateau bi ci kanam ma wan leen naka la ñu koy defaree incha allah ci kanam lay doon su ko defee ngeen xool recette bi mu mën leen servir ngeen togg ko añ wala reer wala goûter pour waa kër gi yëpp plat yi moom à tout moment mën na servir en attendant libin di ñu indi suñu Nescafé ñu naan ba yeewu dañ leen di may bu Fatou Guewel surtout tonton Garmi laa koy gën a déjee sant sëñ Saliou ñu seetaan ko ñëwaat soog a teg programme bi.
bul xaar kenn ci àdduna jógal nga dóori waar li am solo du dayoog wërsëg bi nga am waaye nan nga koy mën a jëriñoo kaas ci kaw kaas bés bu jot tàmbalil ak cawarte jeexalal ak yokkute léegi sestiku Nescafé juróomi dërëm rekk la. Voilà, si vous venez de nous rejoindre page publicitaire la ñu demoon li may indil café gi rek comme yéexantu nga ba woy bi jeex kaay ñëwal ñu naan ko ñu yeewoo en parlant de café ñoo ngi fi ànd ak suñu sponsor Nescafé bi nga xamante ne moom moo ñuy accompagner tous les matins pour ñu mun a yeewu convenablement dara daaxul naan yeewu rek laal sa kaasu café naan ko bu tàng jëpp su ko defee mu yee la nga mun a continuer sa journée ñun nag heure bi ñu koy bëgg ndaw si du ñëw indi kaay duggal bu làqatu defal li nga wax appelaay loolu la wax ngay def ñëwal rek may ñu ko ci large bi
merci Liban pour le café ci nuñ koy naanee lañ leen di tegal actualité bi nga xamante ne li ko gën a marqué mooy début de campagne de vaccination bi ci plusieurs localités yu Sénégal commencé nañu Dakar nag certaines personnes âgées yi ñu jot a rencontré ñoom nee nañ seen xel dal na ginnaaw vaccin bi egsi na ba ñu commencé di ko inculquer nit ci coro. effectivement Bijou bëri na ci ay mag yoo xamante ni amoon nañu xel ñaar li ko waral nag mooy wax nañ ne li ñu doon dégg ci ay xibaar yu ci bëri mooy ni ko Mamadou Ndiaye di waxee chaque jour c'est des informations pas du tout avérées mais malheureusement day tombé ci ñoo xamante ni xëj na dañu jàpp ne lu média wax rek dëgg la mais aujourd'hui gis nañ ci ñoo xamante ne jël nañu seen dose de vaccin te comme ni ñu ko waxee xel mu dal rek lañ ci am démb moom Maymouna Ndiaye amal na ci jàngat bu am solo mën nañ ko dem xooli et on se retrouve juste après. soxna si nëbbul benn yoon tiitaangeem nee na ci guddi gi ba bër set nelawul benn yoon xelam ci lim doon dem mooy ci ñàkk yi li ko tax a jaaxle moom mi dafa am diabète ak hypertension. nangu ma ko woon man dama ne woon du ma vacciné damay yéeg sama kawlal rek tëdd bañ a génn dama ne woon du ma nakku léegi damay xaar ba dans une semaine ba seet ndax amul ku ci dee wala dara ba pare muy door a ñëw. moom Awa Cissé sañta bañ ndax kat dafa bokk ci ñi nga xam ni dañu ne ñoom ñooy njëkk a ñàkku. sama âge ak sama feebar yi ma amee vaccin bi ne ma bu ñuy vacciné nga dem vacciné ji. ñu ñàkku rek suñu amee vaccin daal nañu ñàkku rek waaw li ci des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla. ci ni ñuy amalee ñàkku yi conseiller municipal bi dafa xalaat ni war nañ koo xoolaat. rassemblement la de te moom la ñuy tere j'étais dehors maa ngi nii soog a dugg si ñaari kii laa def nii parce que du ma nangoo sax respirer ci kii bi. distanciation bi daal xam naa ne suñ ko réglé woon ba mu baax dana ci baax trop parce que ñàkk bi wóorul dañuy essayer rek mais nag distanciation bi daal fii moom doxul. muy dellu këram nii dig daje fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars bi ñu dëgmal bu ko defee ñu ñëkkaat ko ñaareelu dose bi laata loolu muy noy waat tey xaar bis boobu ñu ko jox rendez-vous. voilà ñàkk yi nit ñi njëkk nañu dem def seen première dose ensuite deuxième dose bi dañ ko war a def fii ak 1 mois ay man ngelaw li mais coro dafa mel ni dal na xelu nit yu bëri même bu fekkente ne suñu yaay ji ni mu waxee moom la ñëpp doon xalaatee damay bàyyi ba ñenn vacciné wu ñu xool ndax amul conséquence man tam ma soog a dem mais seddu nee nañ taamu naa ci kuddu yu njëkk yi ndaxte soo teelul dem disons que 100 000 personnes la ñu nar a vacciné ndax 200 000 doses la ñu am fii Sénégal te jot nañu ci jël maye ci. oui et puis il faut dire que voilà 200 000 doses yi maye nañ ci 20 000 doses. ndax 10 000 doses yi ñu may Gambie ak 10 000 doses yi nga xamante ne may nañ ko Guinée Bissau loolu ñu teg ko ci solidarité mais également wax ni fii ak ay bés yi nga xamante ne mu ngi ci suñu kanam wax nañ recevoir aat lu toll 6 millions ci ay doses maintenant réaction bi Médoune am moom la sénégalais yu bëri am ñi ngi naan doyle wuñu bay maye mais état ñoom ñoo xam en fait te ñun bu ñu gérer corona bi te suñuy voisins gérer wuñ ko mooy gérer loolu mooy problème bi en fait donc au nom de la solidarité ci la ñu defee lu mel noonu en fait par rapport ak vaccin yooyu la mais également appréciation bi nga xamante ne wala appréhension bi nga xamante ne moom la ki ñu wane ci reportage bi am bëri na waxuma la sax ay mag mais ay nit yoo xamante ne cette même appréciation moom la ñu amoon ci vaccin bi balaa ñuy ñëw li ko waraloon mooy xëj na à un moment donné kilifa yi génn guñu woon pour dalal torop xel yi ci vaccin yi donc ñi nga xamante ne xamuñu ki dara waruñu woon wax mais dañuy nekk expert en tout malheureusement ñoom ñoo nekkoon ci réseaux sociaux yi ak bu ñu amee occasion wax ci rajo yi wala wax ci télé yi ci wax sa xalaat yeeg yu ni mel ku ci nekk di joxe ay informations yoo xamante ne elles sont pas du tout fondées mais heureusement tey lii dafay wane ni campagne de communication bi nag am na ci jéego yoo xamante ne teg nañ ko ci ba ku nekk sa xel mën ci dal mais également bu ñu gisee kilifa yi njëkkee ci vaccin yi ku mel ni Abdoulaye Diouf Sarr ku mel ni professeur Seydi professeur Bousso ak ñeneen ak ñeneen Coro man sa doguma la mais foofu laa bëggoon ñëw waa tonton Garmi Hadj Mansour dem na vacciné wu ji kon xanaa yaa ci war a topp. waaw xam nga Bijou da ngeen wax sànq lu am solo. ci loo xam ne lii yàgg nañu toog fii di ko waxtaanee. di dalal xelu doomu aadama yi pour ñu dem vacciné wu.
pour wan leen ne li nekk ci loolu ay neneen rek ñoo fi nekk di yàq mais dara amu ci. mais heureusement ba Sénégal yi teel ñu dégg ci loolu. parce que wax ku koy wax itam ku la déglu moom nga bëgg. waaw mais moom dégg nañu waaye dégg nañ kon nag bu kilifa yi jógee jëf ci jëf ji ñu ci jëf ñu ne tey sax tey la président Macky Sall war a vacciné wu loolu moo lay wan ne suñu bakkan yi. yàlla moo ne nañ ko sàmm. sàmmin bi nag niñ koy sàmmee suñu gisee loo xam ne nii xalaat nañu ne mën nañu aar dañ cee war a tàbbi. mais lu ñuy wax expression bi bu wax dofee naka nopp yi di dégg wér. kese am na ñoo xam ne ñoom ba àddina yi tukki ci yàq rek la ñuy. billaay mais man loolu est-ce que du feebar tam. non feebar la. loolu feebar sama benn waay mu ne ma garmi am na ñoo xam ne ñii dañuy dox mais wéruñu. dañuy converser ak nit ñi di waxtaan ak ñoom di génne seeni xalaat mais wéruñu mais nag macha allah bi yàlla bi xelu mag ñi dali. ndax réew day am ay mag. yoo xam ne yile su mag yi su ndaw yi jàppee ci seen doole mag ñi mën a jàpp ci seen xel. ñoom nag comme seen xel dal na te seen xel bu dalee ñu am jàmm. dëgg-dëgg sant yàlla bu wér moom lañ ci wax de. ndokkeel nag El Hadj Mansour koo xam ne kii âge am su la ko waxee nga ne bii âge war na tëdd ci këram. bañ a def dara. mais mu jóg. di bokk ci combat yi. jiitu ca combat ba. xam nga bokk sax am na solo mais jiitu ca. ne daal dëgg-dëgg bu fekkee ne dara daf ciy dal man na ma dal. man Mamadou Mansour ñëpp am jàmm. kooku dëgg-dëgg jar na saluer. jar na ñaanal yàlla guddal faram te sàmm. amiin amiin man daal dëgg-dëgg Sénégal yi apprécier nañu jëfam. mais nag yàgg nañu ko apprécier. moom ñëpp a ko bëgg tonton Garmi macha allah. jëfam nag moo tax. te jëf mooy tax ñu bëgg la. waa tonton Garmi dina piqûre ji mel. laa la doole tamit lenn sous région bi nga xam ne ñoo ci te ñu séddi leen soo amee doole te yow nga ne am nga doole. da nga ciy boole say voisins. surtout que sax ñun ñu ngi xaar yeneen millions de doses. ñooñu bàyyi la xel nga xam ne dëgg-dëgg boo amee da nga leen jox. dëgg la de waaye soo ko yemee ci ñoom dañu naan ñi ñoom seen bopp rek la ñu tal. non fi mu toll àdduna fi mu toll sax solidarité lañ war a demee. feebar bi sax boo koy fi mu ne nii boo koy aar mënoo aar sa réew rek. noo def nga gisoo bañ fi jamono yi ñu fiy tëjee frontières yeeg yooyu c'est pour bañ yëf yi di dugg la. comme que léegi jamono dañoo ubbi ci yenn parti yeeg ak comme tey maa ngi gis ci kii bi ñu naan économie bi mi ngi gën di yow geste bu rafet la waaw parce que dafay wone ni au delà de dëkkoo gi ñu dëkkoo mais c'est juste parfois tamit jéem leen xalaat ci jam mbas mi nga xamante ne actuellement booloo ci def ci baax mais surtout xoolaat naka ngeen di faire trouver ay moyens yoo xamante ne di ngeen tonton Garmi daa am laaj bu fi wàcc de fii. waaw Apulaay nee na pour nga wax ñu yow kañ ngay vacciné moom dina dem. wala ñu dugal na ci kii bi bu takkee jabar rek. waaw kay. dootoo ko defati yow. bu takkee jabar rek. très bien yow app yow. ëttub laayeen bi ku fi dëkk maam li maamu di sa maam. waaw dimanche bu ne ñu mayee ay jabar. nga toog bu am 30 ans. nga am 100 ans. mu d'accord jërëjëf tonton Garmi il faut rappeler abu sa tontu na ñëw dégguma na de waxoo dara de. il faut rappeler que ba tey nit yi ñu ngi bindu ci plateforme yi pour ñëppu également am na gox yoo xamante ni campagne de vaccination bi commencé gu fa. ñi amul plateforme bi ñu mënul accéder. waaw ñi nga xam ne mënuñu accéder ci plateforme yi par exemple chef de quartier yi délégué de quartier yi également boole nañ leen ci xeex bi ngir ñu mën a def recensement yi. parce que am na mag yoo xamante ne xamuñu plateforme mënuñu dugg ci internet bi donc ñooñu ñëpp itamit dañu rapproché wu ci seen ay chef de quartier ak seen ay délégué de quartier pour xam am na gox yoo xamante ni tamit tàng na tàngaay boo xamante ne démb ñu ngi gis ci information yi ñu ngi xool ñu ngi laajte ana naka la ñuy def pour garder bu baax vaccin yi comme ni mu waree mais en tout cas li am solo mooy kilifa yi fu ci nekk rek ñu ngi fay taxaw taxawaay ci azote lañ koy dugal en fait ñoom mais am na zone mais dafa am zone yoo xamante ne dafa gën a tàng comme démb ñu ngi doon wax kaaw Matam si jar na déplacer nit ñi de ñoo vacciné wu non en fait duñu sax déplacé wu nit ñi nag quand même parce que bu ñuy nekk ci jamono boo xam ne ñu ngi xeex di war a moytu demalante beeg dajaloo bi donc ñoom ñoo nekk di trouver quand même ay moyens te kilifa yi itamit ci wàll boobu ñi ngi dalal xelu askan wi leneen rek mooy fi ñuy dem aussi tam di vacciné wu nañu fexe ba bu ñu fa chippewee virus bi laata ñoo vacciné wu donc ñu organiser quand même dem bi xëj na mën a limiter nombre yi parce que gis nañu démb gis nañu ci reportage bi jàll est-ce que du nekk sur rendez-vous pour que nit yi bañ a mun a dajaloo comme plateforme bi ok ça peut être géré facilement mais bu fekkente ne chef de quartier bi moom moo koy def war na mun teg benn calendrier boo xamante ne chaque jour ak nombre de personnes bi ñuy jël ku nekk ñu jox la sa rendez-vous nga respecté ko dem vacciné wu. effectivement en fait loolu moo tax ñi nga xamante ne par exemple ki wax ci reportage bi ni mu ko waxee yooyu yëpp nag organisation la après il faut comprendre que c'est un début après au fur et à mesure ñuy dem. dañuy gën a roode dañuy roode dañuy gën
a xool ni affaire yi di gën a baaxee mais day baax ñuy gën di fàttali ñu gën a moytu parce que tamit ñi nga xamante ne ñoom la ñuy vacciner nii dans un premier temps ay priorité nañu parce que seen ay âge dafa xaw a avancé priorité nañu parce que dañuy dund ak yenn ci ay feebar donc ñooñu itamit waruñu dem fi ñu war a vacciner virus bi avant seen tour ci wàllu vaccination bi di jot donc yooyu yëpp xam naa ni du ñàkk yenn rëkk-rëkk yoo xamante ne avec le temps lañ koy joyanti parce que comme on dit l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. C'est clair loolu moom c'est hyper important parce que di mujj di vacciner ba pare pour xeex jàngoro wala fexe far jëlee fa feebar parce que dajaloo yi moom ça saute à l'œil. ba pare Mamadou Ndiaye ci distanciation sociale bi souvent ñun bu ñuy moytu danga koy xool ci sa bopp ñi nga xamul ngay moytu parce que ñooñu nga naan peut-être dinañ am feebar bi yow say xarit sa ay waa kër sa ay am di jàmm da ngay dajaloo ak ñoom da nga leen di jege parce que tu te dis que virus bi dalu leen ça n'arrive pas qu'aux autres ça arrive à tout le monde donc mu fekkente ne même da ngeen nekk nit yoo xamante ne bëgg nga leen sa ay xarit lañ sa waa kër lañ distanciation sociale bi ñu respecté ko toujours ndax ni ko ñeneen nit yi mu ne am noonu la ko sa waa kër wala sa ay xarit mu ne am mais non mais booy xool yow rek si sa comportement personnel waa ci psychologique yow ñi nga xam doo leen moytu da nga leen di jege boo demee fenn par exemple yeneen nit rax rek ngay xaw a puus wala nga gis ku sa kër comme coro nii mu def nii keroog dugg nañu oto ajaa mel di sa kër chauffeur bi jékki-jékki ajaat maskam mu ne ko corona ma dama soj mais ñeneen ñi ngay moytu donc social bi nañ ko respecté ba ci nit yi ñu xam ba pare Coro yaakaar naa Sénégal ku sa xel dalul woon tey war na dal ndax sunu président jël na décision ne première dose vaccin am tey la koy piqûre. incha allah dina nekk en direct ci télévision nationale ce sera à 16h foofule ca salle des banquets bu palais de la République fa la nar a jëlee dose am bu njëkk moom tey moom président Macky Sall parce que xam nañ ni bu ñu piqûre dose bu njëkk bi 2 semaines après la ñuy jël beneen dose vaccin bi comme ni ko professeur Seydi waxee te résultat yi au plus grand maximum ci 28 jours dinañu ko gis donc bi mu démarré nag ak léegi ñu bëri ñi ngi doon xaar président Macky Sall xam kañ lay vacciné wu bàyyi na ñoom Diouf Sarr vacciné wu ba pare dem ba pare na conseil des ministres tey daal lam jot donc tey il va se faire vacciner le premier Sénégalais tey la ñu koy defaral vaccin wam moom te dinañ ko def nag en direct ñëpp gis ko parce que yooyu yëpp itamit dafay bokk ci li participer ci communication bi nit yi seen xel di gën di dal parce que nii mu tàmbalee ak li nga xamante ne moom lañ ci gisagum muñ ko woowee transparence boobu ak léegi su wéyee nii ñëpp dinañu vacciné wu ci anam bi nga xamante ne noonu la waree parce que li ci gën a am importance gën ci attirer attention nit ñi mooy dafa am ay citoyens yoo xamante ni citoyen lambda entre guillemets yoo xamante ni nit ñi ñoom sax la ñu gën a fonk que Macky Sall xam nga am na ñoo xam ne tey Macky Sall vacciné wu mën na bañ a def ci ñoom benn effet mais Hadj Mansour Mbaye vacciné wu wala tonton Gaye mi vacciné wu wala Abdoulaye Mbaye Père vacciné wu am na lu muy def ci ñoom donc am na ñoo xamante ne tey Diouf Sarr vacciné wu du leen def dara mais bu ñu gisee seen guide religieux par exemple vacciné wu dina am effet bu mu def ci ñoom ba ñoom du ñu bëgg lu dul dem vacciné wu donc aujourd'hui président Macky Sall incha allah 16h lay jël première dose de vaccin wam ca salle des banquets bu palais de la République. ci kanam lay doon xam naa ne ñëpp nar nañ ko suivre tey record d'audience la chaîne nationale naka def ñun ñëpp yàqamti nañu loolu et puis sénégalais yi dañ ko doon proclamer naan moom moo war a njëkk a vacciné wu mais mi ngi koy def nii ci bi nga xamante ne mën na ko ñu organiser ko ndaxte diriger dëkk du comme diriger kër il te faut du temps pour tout organiser ci kanam dinañ ko seetaan mais balay loolu dañuy dem à l'international xool ñoom it ni nga xamante ne ñi ngi gën a dëgëral seen ay mesures pour xeex coronavirus bi waaye itam bonne nouvelle bi mooy Coro côté vaccin bi gis nañ ci résultats yoo xamante ne yu dal xel la. effectivement gis nañu ay résultats yoo xamante ne Bijou quand même mi ngi commencé di dal xel la foofule ca Europe nga xamante ni bëri na vaccin yu xamante ne foofu noonu lay jóge donc yooyu sa bokk na ci li tax yenn dëkk yi nga xamante ne amuñu doole information yu bëri doon fa ñu ko ci doon wax ci li nga xamante ne moom moo di wàllu vaccin yi
fi nga xamante ne par exemple moom moo di ci nord France ñoom lépp lu jëm ci wàllu confinement ci week-end yi ñoom ñi ngi ci woon itamit ñu wax ni day am à un moment donné situation bi dafay wéy di dégradé wu naka noonu dafay gën di indi jeexi jaaxa ci boppu ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite ci ay départements yu bëri par exemple ca France gis nañu premier ministre bi di Jean Castex moom tey jii rek par exemple dina jël kàddu ngir waxtaanaat bu baax a baax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi Suède par exemple ñoom mesures yi dañ ko gën a corsé ndax gis nañ ni kaawu corona yi dafay wéy di yokku ñu wax sax ni ñoom 1er mars par exemple café yi bar yi restaurant yi dañu koy tëj bu 20h30 jotee et puis nombre bi nga xamante ne ñoom ñoo koy fréquenter dinañ ko réduire bu baax a baax a baax naka noonu ci magasin yi ak ci salle de sport yi nga xamante ne ñoom sax depuis début janvier dañu limité woon accès bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Allemagne ñoom par exemple ñu ngi wéy di yokkaat ay dose ci li nga xamante ni moom moo di vaccin bi waaye également gën a indi lépp lu jëm ci wàllu test dépistage bu Covid bi nga xamante ne mën nañ ko defee sax à domicile yooyu yëpp pour gën a mën a xeex ak li nga xamante ne moom moo di pandémie bile gouvernement bu Allemagne par exemple ñoom wax nañ ne dinañ à la disposition de tous les citoyens ay kits yoo xamante ne gratuitement lay doon te dinañ ko mën di renouveler ci fi nga xamante ne moom moo di ci cabinet médicaux yi ak ci pharmacie yi ci côté vaccin bi également étude boo xamante ne def nañu ko wane na ni efficacité bi nga xamante ne Pfizer bi am na ko ak yi nga xamante ne moom la ñuy joxe bu baax a baax ci ay satisfaction ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jot a jël lu bu ñu demee par exemple fu mel ni Israël plus d'1 million de personnes ñoom ñoo jot a jël li nga xamante ne moom moo di vaccin yooyu la donc en tout cas li ci am solo mooy wax ni bëri na ci ay vaccin yoo xamante ne quand même dëkk yi ñu ngi koy commandé et que ñu ngi ciy am ay satisfaction yi ci gën a yéeg 75% jàpp plus de 80% ci ay bienfaits wala ay kii yu positif la ñuy gis ci vaccin yi bokk na ci bu Pfizer bi nga xamante ne dëkk yu bëri ci Europe moom la ñu commandé bi waaye ñoom commandé jàmbur yi dañ koo jël te livré wuñ ko de ba pare mel ni ñoom dañoo bëgg man pour man ñoom dañoo bëgg a vacciner seen waa dëkk ba mat ñu soog a livré loolu tam rafetul dañ waxante dëgg waaye tamit doo jël xaalisu jàmbur mu commandé tam livré woo ko loolu tam kenn du ko def dafa mel ne américain yi dañ bëgg a vacciner seen pour man dañu bëgg a vacciner américain yëpp ba pare soog a livré à qui que ce soit mais tamit est-ce que tamit date bi nga xam ne nii si jënte wuñu date boo xam ne mais am na ci ñoo xamante ne quand même seen date yi respecté Italie par wuñ exemple ko ñoom commandé nañ Pfizer toog di xaar indi la bu yee jotee ko daal say bañ de bu yee jotee yéey bu ba pare non loolu lañ doon waaw kon bul jël commande tonton Guèye non mais ala pour mais commande bi tamit ala ko foog ma koy defee mais loolu lañ doon waxtaan Sénégal liggéeyu ko loolu lañ doon wax chaque jour te dëkk bu nekk ngi jéem a course fi mu ne nii te wutum koppar daf ci bokk. wutum koppar bi daf ci bokkaale bu baax a baax a baax a baax. ndaxte loolu lañ doon économiquement am na ñoo xam ne ils sont très touchés waaye am na ñoo xam ne ci corona bi la ñuy jógee tekki ñoom. ba faaw mooy ñi lijjanti vaccin bi ak ñi yëngal nekk ci mbirum digital bi. ñooñu pare nañu. monde bi ñii ñoo ko téye fi mu ne nii mbirum vaccin bi ak digital bi. bilaay ñoo ko téye ak instant yi ñoo ngànk àddina. mais ñoom c'est objectif. c'est de rentabiliser li nga xamante ne jot nañu ko perte. ci Covid bi. ils ont perdu beaucoup d'argent. donc d'une part vaccin bi course la woon ku ko njëkk a trouvé. nga déposer sa brevet. américains yi demoon nañu ba di jëndi brevet parce que ki trouvé vaccin bi Amérique c'est un français. français la ba français yi mer na ko léegi comme yow yaa trouvé vaccin bi donc du ñu nangu yéen ngeen koy brevétiser ba noppi duñu ko jaay. donc dañ koy def loo xamante ne santé publique la ñëpp jot ci. américains yi bañ. man vaccin bi rek ci loolu laa d'accord parce que je me dis que monde bi tolloon na foo xamante ne scientifique yi dañu waroon ku nekk collaborer pour liggéey benn vaccin pour tout le monde mu gën a gaaw mais comme ni ñu waxee ku ci nekk yaa ngi bëgg am prix Nobel comme quoi man maa génnee vaccin bi man maa génnee médicament bi faj corona donc finalement day mel ni ñun dañuy fàtte sax xool seen problème seen intérêt bopp. exactement dafa solo parce que gisoo Russie bi mu jékki Sputnik. waaw ñoom dañoo bañ. ñu ci bari dañuy siisu mais ku nekk da doon jéem a wane tamit sa dëkk nii voilà man sama médecine dafa dox quelque soit alpha voilà gars yi bari dañuy wane fësal seen bopp ne man sama fi situation bi toll fi jamono toll wala bi crise amee jamono 2020 man maa ci génne àddina
loolu daf ci baax économiquement aussi dafa baax et puis dafa baax tamit ci sa vitrine nu dëkk xam nga bu ñu nee Russie même bu fekkee ñeneen ñi dañuy bañ bu ñu nee Russie génnewoon na ci Sputnik waaw bokk na ci affaire bi waaw mais noonu moom la ñuy wax xam nga ñun tamit ci occasion situation yi dina ci ñëwaat mais xam nga rek tamit dañuy sukkandiku ci waa OMS ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais Afrique tamit naanoon na ko ñoom koor gi artémisia bi la ñu naan ba dëgër këcc yow est-ce que après sentiro yeneen wér-wér ñoom gaani biir ak yooyu yëpp daal yëpp lay mi masuma gis c'est-à-dire xoolul ay nivage ay yii yëpp ci wexaay masuma gis moom dafa tulukule waaye yow mu romb tulukule kon nag wex na di dem bu ma ko daan naan sama papa naa ma da ngay xaru ma ne ko papa boobu affaire yi mu ngi jax jamono wóorul woon jaaxle buñ nee dog jot na moom laay njëkk a naan jongante boobu daf ci am solo day tax tamit yeneen dëkk yi góorgóorlu ñun de war nañu wane suñu bopp de waaw mais vraiment loolu moom wax dëgg yàlla xëccoo la mais quel que soit alpha tamit mënul ñàkk ci réew ñun fi may li ñuy critiquer toujours Afrique suñu médecine bi bon suñu médecine traditionnelle bi gars yi dañu leen di jox nopp toujours dañuy bàyyi toujours nopp tubaab yeeg yooyu loolu beneen façon domination la beneen façon colonisation la ba tey dañ la ñuy bàyyi toujours xel li jóge fële rek moo baax li jóge fële rek moo baax te pourtant sax ñun am na kenn xamul am na loo xamante ne buñ ko jaxase woon wala yeneen ak yeneen ak yeneen doon du ma spécialiste du ma dara Mamadou Ndiaye suñu médecine traditionnelle bi tant que segguñu seet ñi nga xam ne ñoo man ñu bàyyi leen ci waaw ñi mënul ñu génne leen ci waay dañu am dëgg la mais xam nga ni université am na ñoo xamante ne médecine traditionnelle bi rek la ñuy jël ci defar ay garab man mosoon naa fa dem reportage xale yi biñ sojee sirop ngeer biñ ma jox à base de ngeer moom laa leen jox ñu naan ko wér ñooñu nag ñoo war a dajaloo mais ñooñu dañ leen war a ñi nga xam ne dañuy yàq seen corps métier ñu génne leen waaw certifié leen mu leer ñu xam ne ñi benn garab boo ko naanee balaa ngoon nga dem yóbbal xëyam bilaay loolu baaxul mais waaw parce que doo xam dosage bi segg leen seet ñi nga xam ne ñoo mën a fajaate ñu bàyyi leen ca nga xam ne bu lii te di leen may nopp ñu mën ci dugal xel yi voilà te di leen may nopp bu baax financé leen aussi financé leen waaw non financé leen jàppale leen problème mu xaalis xaalis rek jàpp am lu organisation am rek jàpp na ci am dëgg parce que loolu c'est force mais nag lu organisation amul dëgg-dëgg nii rek lay mujjee dëgg la waaw parce que booy xool ci wàllu médecine toujours dañuy bàyyi xel fi nga xamante ne mooy cosaanu garab yi mooy pharmacopée bi tey boo demee lu mel ni Bénin dëkk la boo xamante ne foofu dañuy liggéey ak pharmacopée bi ñi nga xamante ne ñooy def médecine traditionnelle soo xool li ëpp sax ci ay doomu jàngoro yi génn Bénin ñoom si foofu la ñuy dem fajoo ji nee nañ feebar bu nekk fi mu génn li koy faje ngi ma nga fa léegi ñun dafa des xam nga tey par exemple bu fekkee ne ci wàllum laboratoire dañ ko accélérer nii loolu moom mooy demuñu ci ay recherche naturelle dañu ay composite la ñuy jël c'est synthétisé jëlee affaire mélange ba prouvé ji benn bactérie la yoo xam dañ ko jël liggéey ko ba nga xamante ne bu ñu ko defee sa yaram say anticorps liggéey ci et cetera et cetera. dina mën a immuniser sa yaram. waaw mais liñ ci mën a jàpp mooy Sénégal am nañ fi ñoo xamante ni macha allah yàlla may na leen. suñu demee ba nangu mu dugg fii c'est parce que ñoom saytu nañu ko ba xam ne lii du lor kenn. ndax amoon na fi mbas goo xamee ni bu njëkk ba jamonoy maam booba Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu ba mu ko yëgee te nit ñi bañoon dem ñàkku dafa jël yére solu dem ñu ñàkku waaw dañ koy ba pare wane génn pour nit ñi gis ko c'était une forme de communication la woon. voilà communication la woon ba noppi nit tamit loolu science yàlla may ko ñëpp la ko may. donc ñun aussi ñu xam ne te yàgg nañoo ñàkku Sénégal bu dee campagne de vaccination yàgg na fi ñun yàgg nañoo ren di ñàkku. te ba ñu du jeex ku ne dangay voilà rëdd yi fi la ñu fekk. waaw voilà dañ daan rëdd. rëdd waaw. nii ñu dóor lépp sole mu def benn tuq su mag. waaw xam ne day mel ni dërëm. waaw ba léegi léegi bi rek nga màggaale ak moom. loolu yàgg na fi. yàgg na fi de loolu yàgg na fi kon nag jamono bu nekk ak la cay xew. léegi bu ñu la jamee du def benn effet du def benn tuut du def dara. man daal nañ fexe ba ku diis loxo pour ma vacciner. mais vaccin moom yàgg na fi. yenn saa yi da ngay gis ku loxoom diis. dégg nga loolu communication la loolu ba tey suñu doom yi da ngay gis ne dañ leen di vacciner par exemple muy jooy ñu naan ki ko vacciner tey dafa diis loxo. loolu de vaccin yi daa am yu saf ak yu saful comme piqûre yi la. mais ñun dafa am yoo xamante ne composé suñu ay explication yoo xamante ne nii non. bu métti mooy bi nga xamante ne c'est gras.
comme ay Extensiling 1,2 million. c'est grave jëm nii yow it nag. waaw boobu en fait liquide ba nekk ci biir. huile la mais donc c'est grave. boobu métti. kenn du ko indi ci vaccin yu bees. yu bees yi daal dañ koy liggéey ba pare dégg naa. ak say dañ lay daggal sa loolu nga wax. xam nga réew mi dafa dañu seen xel dafa grave. waaw ne egg si nee na. nee na wul de lu yàgg yi lay wax. waaw lu yàgg yi dafa rappelé. lu yàgg la wax wax dëgg rek. bu leen indil benn problème. merci fii def moom anti-tétanique moo yem xam nga ñu dem la anti-tétanique. mais ba pare léegi docteur Madio la dernière fois mi ngi may wax ni que léegi piqûre yeeg yooyu dañ koy defaree laser ba nga xam ne suñuy dugal piqûre ça glisse limite ci sa biir yaram doo ko yëg te man xam comme damaa ragal piqûre boo may waaj a piqûre lu ne laay xalaat. sama alaxira yëpp laay boole lu nekk laay xalaat parfois am na yoo xam ne dañ koy defar ba nga xam ne mën nañ la piqûre ba pare doo ko sentir en tout cas suñu kilifa yee ngi vacciné wu ji suñu président dina vacciné wu tey ñun ñoo ci des Europe mesures yi ñu ngi koy gën a yokk muy gën a dëgër ñun bëgguñu egg foofu li ñu bëgg rek ànd ak ñoom mooy résultats yu positifs yi nga xamante ne ñoom am nañ ko ci vaccin yi. merci beaucoup Thioro pour actualité bi nga indi li ko gën a li ci gën a dominé di waxum Covid 19 dinañ waxtaanee encore point Covid fii ak ci kanam fekk mu egg point Covid bi nag fan yi day yéex a génn. xam naa li campagne bi commencé itam bokk na ci. parce que ANSD sonn nañ tam dañuy gën a topp xam naa ni campagne bi fan yi day yéex a génn du ñàkk ne fekk émission bi di jeex. dinañ am bu egsee rek yow nee ma kar. waaw d'accord dégg nga ba ci kanam dañuy ànd ak tonton Gan mi ci biir fàttaliku. mu nar a waxtaanee Abdou Ndéné Ndiaye comme ni mu koy defee chaque jeudi daf ñuy indil mag boo xam ne magu valeur la mag bu exemplaire mag bu ñu jar a topp mag boo xamante ne suñu ko toppee li ñu naan perte de valeur yi ci xale yi. dootuñu ko gis tonton Gan mi Abdou Ndéné Ndiaye. ñu tabbi ci démb kooku mooy kan Abdou Ndéné xam naa nag su ma leen waxee mooy papay kan kooku yéen a koy deviner. daa mel ni ñun xam nañ ko de. xam ngeen ko. waaw. kon ci li ma yaakaar. waaw kon yaakaar gi ci kon léegi ngeen deviné ko. kon wuyul toog kon nu tabbi rek ci élément bi ñi ne ci rési bi da mbay naar baaxul de. naar la kay. naar nanu. wax nga xoolal. da ngay wax daanee la goosa mu sànni ma ko tranquillement ñoom ci émission bi lañ bokk ñoom il faut que ñu commencer di leen filmer. xam nga information gratuite. franchement tonton Garmé ngi teg defi na tam pare ko joxe réponse bi tam ma joxe sama question war ko laaj sama collègue waaw mu am ko nekk ci régie ba nga xam ne moom bés mouton rek lañ ko wax vraiment lu ci yam de sujet buñ dugal mu wax nag pas possible ma jottali ak ma ñàkk a jottali la ilaha illallah kon léegi ma grave bàyyi ma téye ko posé le devinette bi ñeneen kon ma bàyyi nag ñi Abdou Ndéné Sall moom ci boppam nag dëgg-dëgg Abdou Ndéné Ndiaye moom moo def interview bi mu nekk nit ku yàlla baaxal ci Abdou Ndéné Ndiaye ne biir amee nañ ko njukkal bu rëy ñu bari ñu arrivé fii ci Sénégal. moom lañ doon fàttaliku tonton Garmi dafa mel ni nag toog juum na ci bi ngay posé question bi mu yàkkamte di wax. xam nga mu dafa topp Ndéné bee ko yóbbaale. Ndéné gi rek mais tamit mën na bokk tam ci turandoo yi on sait jamais. ndax Abdou Ndéné Sall bi. Abdou Ndéné Ndiaye boobu nga xam ne réew mi ci 11 régions Sénégal bi mu fiy nekk réew mu nekk gouverneur la fa. gouverneur la fa mu nekkoon tamit koo xam ni. Bisou Ndiaye soo dee seet nit ku teel a am valeur ba pare sàmm ko ba pare bari ay turandoo yoo xam ne yile ku ci nekk jëf na ci ñoom loo xam ne ku ci nekk tey yaa ngi toog ci poste de responsabilité bu am solo Abdou Ndéné Ndiaye boobu def ci bopp moo nekkoon tam directeur ENAM di nangoo naa ci ay gor ñu ne fi Ousin Ndiaye di nekk su Youssou Ndour bëggee def tournée day dem ñaanal ko pour ñu bàyyi ko pour mu mën a dem ci tournée boobu. ci ENAM ndax Ousin Ndiaye nekkoon na ENAM. mu nekkoon tam xam ne tamit amul benn kilifa diine ci jamonoom Serigne Fallou Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma Cheikh Al Bachir mu jur tubarkal sunu xalifa bu tedd bi nekk ci Touba et tant d'autres Maam Baye Niass ñëpp ku ci nekk ay xaritam la woon. amul daal lépp loo xam ne lii daal région bu mas a nekk fexe na daal bu jubóog région boobu yëpp. ñëpp jox ko bopp. Léopold Senghor jox ko bopp président Abdou Diouf tamit noonu mu nekkoon daal koo xam ne ci exemple la woon ci réew mi. mu nekkoon papa kan. ba pare nag yar nag njabootam mu nekk sunu papa collègue bu baax bi léegi du Oumy Ndiaye ak Sidi ak tant d'autres ak dëgg-dëgg mère Fall nga xam ne moom la doon denc waaye ñoo xam ne ñii nekk nañu lu mat presque maam Oumy ñu ngi bëgg a yàgg. te sama maam ji nga xam ne moo jur suma baay di Mbësu Mbay
mësul tàggoo ak Abdou Ndéné Ndiaye bi. moo tax àddina dañ koy rafetal. kenn xamul lu muy indi. dëgg la man nangoo naa daal ci sama papa sama maam su tabaski masaana jot su royee xaar mi jéggi na ko am na góor gu koy xaar ci oto bi ci ginnaaw nag lay toog boobu soo génnee da ngay xam ne kii kilifa la. mu ubbi ñëw dugg ci kanam oto bi ñoom ñaar ñu ànd dem nee na daal ànd nañ ci àddina bi yépp amul fu ñu ànd ci ñoom ñaar. kon loolu moo lay wan ne ay nit bu ñu àndee bokk benn di jëflante dañ koy rafetal ndax xamul lan moo nekk ci ginnaaw loolu. te am na ñoo xam ne ñi ku mel ne Fama Diouf. doomu ndeyam sama maam moo day xaru tuta te nag ñu daan daje nag ci benn place ci kër Baye Mbaarik Fall. dibiteri ba waaw dibiteri ba fa la Ablaye Fofana daan dem ministre yëpp fa lañ daan daje. Pape Abdou Ndéné tamit foofu la daan nekk. war na laa gis waaw sama maam tamit macha allah foofu la daan ci neen na dem ci dibiteri ba baax rek moo am baax rek am solo. kon daal ummi bàyyi na fi nag doom yu baax. waaw xam ngeen ne ummi baax na de. waaw addina yëpp xam ne ummi baax na de. day ree yiw yaru am ak ñëpp jàpp. suñu yaay ji. waaw moom mooy ndeyu kër gi la. kon tamit dëgg-dëgg bàyyam bi daal yàlla na ko yàlla yëgal ci àjjana yu kawe. amiin vraiment ndekk daal bàyyu exemple yi. ak ndeyu exemple yi. ñooy jur doomu exemple yi. liñ naan liñ tubaab danaan l'histoire se répète. wallaay. yow sànq li nga wax noonu mooy gis nga ci seen ànd ba ci seen maam yi la woon. man loolu ñu yéem na. génération yi di dem ba ñii ñi di seen doom yi di àndaat. ñu sëq ko 16 ans te xamante wu. moom la ñuy wax ne l'histoire se répète. wallaay moo daal fooy nekk na ko rafetal. mi ngi mel ni sa maam ak sama maam ak sa papa rek. waaw noonu la rek dafa mel ni sama ak sa goro. dëgg la de Mamadou Ndiaye sama maam ak sama papa daan ànd tuddante nañ doom. seetal lii. sama tonton papaam nañ ko tuddee. mais ànd baa ngi nii barke Rasulullah moo tax réew mi. sama tonton sonal ma lool. tonton Pape Ndiaye sama doomu turandoo bi dégg naa foofu lay liggéeyee ci yéen. di ma woo ba ma parce que Ndiaye xelam soog a def. seetal lii. dëgg la de. ñu dem après ñu ngi woon photo yeeg yu kenn xamul. ñu àndandoo màkk ak yooyu. ñoo àndoon màkk wax rek. la vie ànd na rafet. la vie mais bi am na sama maam am na kër ci Pikine. Abdou Ndéné Ndiaye mi moo ko jox sama. ndeysaan. kon Oumy Ndiaye amee na ma kër. waaw. tonton mi loolu nag bu ñu wàccee ci la ñuy jublu. loolu lañ ci jublu. wuyu ma loolu 11h bi nii. moom ñi egsi na sax. loolu bu ñu paree ci la ñuy jublu. kër gi la délégation non mais délégation. mais li nga wax moom lu am maanaam ba sunu yaay la ñun ñëpp fii. wallaahi ñun ñëpp mën nañ ko seede. ku ci nekk dina séq ak moom séq na ak yow loo nga xamante ni séq koog sa morom. nit ku baax la nit ku comme ni ngay wax rek yow li ñuy jàngal fii. chaque jour ñu koy jàngal fii ci kër gi mooy dinañ roy ci ñu baax ñi te fii ñu baax rek ñooy ànd. loolu dafa leer. gis nga boo gisee di nga xam ni. dëkk yi mag yi lu ñu rawee fonk seen ay mag jëmmal leen bind ko di ko jàngal seen ay doom. du ñu jàngal seen ay doom maamu keneen. waaw seen ay maam lañ leen di seen ay maam rek. dëgg la. bu fa sa doom bi jàngee sax. seen ay maam ñoom lañ koy jàng. laal la Victor Hugo lan la fii ci Sénégal. mais ñun ñi ñuy coloniser seen ay maam la ñuy doon jàng. Napoléon léegi il fallait que ñun ñu màgg tuuti. waaw léegi gëstu suñu ay maam moo tax ñun. benn côté moom laay wax. pàcc yii dañ ko war a dooleel ñu xam ñan la ñu mag ñi. ndax ñaar nit a ngi ànd. fekk na démb. seen ay waajur a doon ànd. fasante kóllëre goo xam ne nii. boo leen ko xamoon da ngeen di gën a jàppante. ba nit du dugg seen diggante. waaye tey diggante yi woyof na ndax ku ne xamoo sa démb. déedéet bu la limalee sa ñaari maam nga ne kooku kan la ñetteel ba sax doo ko teg xamuloo ko. donc du la may fit. te nit nag balaa moo am fit am wéeruwaay te sa wéeruwaay du dara lu nga xam sa bopp. donc am na solo nga gis ndaw gu xam sax bu dee ñeenti maamam baax na ñu jàngal ñu suñu ay maam. ndax ñoon la ñu am ñi liggéey réew. ndax Dakar. àll bee ko liggéey. amul kenn ku juddoo Dakar koo xamee ni tey ndax capital la donc moo mujj judd. waaye nag ñi liggéey Dakar ci àll bi lañ jógee. lan lañ liggéey Dakar bay commerce loolu da leen liggéey réew mi. waaye léegi nag ñi nga xamante ne tey ñoo am chance yow sa maam doon war fas. yow tey ngay war oto. sa maam doon tëdd ci néegu ci pajaas yow te ngay tëdd. nga laal mat la orthopédique. nga laal orthopédique. defe naa ne boo dee góor war ngaa wéet tuuti xam se ne war sant sama am liggéey la. dëgg la sant sama dëgg la ex lii dama la ciy teral clip bi ñuy waaj a teg nii jeebaa guy mii yow lañ ko may seral ko suñu xol yi dañuy seral sa xol guy yow tamit.
woy bi neex na torop lii est-ce que jàmm la sax yow nga ni lu mu tëgg rëw rëw rëw. mais woy bi xam ngeen da ngeen ne man ngeen ko may. kii fi mu génn. bi ngeen ko lijjantee seen bopp ngeen ko may. waaw li ngeen ci def yëpp. finalement fan yëpp moom la ñuy teg woy bee neex mais kii tonton Gan mi fan yëpp ñu ngi koy déglu mais ni mu ci génnee man dégguma ko ci woon sax nee na rëw rëw rës la xale bi waaw rëw rës. xam naa li moo tax dégg baax. dégg baax waaw gëstu baax yi. am solo. waaw ndax am na loo xam ne. ndax rëw rës yàgg na torop. lool rëw. mais da ko moderniser rëw rës xam nga kooku coombaay. waaw. xale yi war na amel leen ko njukkal. kenn du moom. waaw le grand percussionniste. waaw man kay maa ngi doon xalaat ku tëggoon loolu. coombaay la woon. moom moo àndoon rëw rës. xale bi xaw ma lan wax kay du gis nga xale bi. waaw moom may ga la woon. fekkee woo ko yow bu ci commentaire yi génération. mu ne ko may ga gis nga xale bi rëw rës. mu ne ko xale bi daga dama ko rëw rës. wax nga dëgg. archive la. lii ak Coombaay dama ko mësoon a bëgg. donc. ba tey da ngaa xam Coombaay yow. bàyyi Ndiaga Mbaye. waaw. fu ne. Coo xam naa ko de. ba tey damay déglu di mbax papax. waaw kay ci la ñuy jaaree dem ci waaj ba. moo gën nag. te fi toggal merci jërëjëf Coro. merci de jox ma sa loxo. waaw kay Ndiaye. toggal yow. dëgg daf laa du wekk day daaj. yow lañ ko may demal. li suñu wax. waa na Coombaay ci way wi pax bi ngeen dégg. mais message bi dafa fort. waxu jàmbur du wax. waxal sa wax sooy waxal sa wax. lii du waxu kenn lii suñu wax kay lii du waxu kenn mooy lii du problème mu kenn suñu problème la. yow waxal sa problème te bañoo suñu problème. toppatoo sa wax toppatoo sa wax. kenn waxul sa wax. kenn waxul sa wax. del wax sa wax. ku nekk am nga sa paxal sa pax. jeex na donc fi ñu déggee la. waaye fa mu ko wayee ni mu nasee way wi lim ci jublu mooy ku ci nekk at sa problème. buñ ko doon transvaser tey. day tombé ci li internet yi xale yi xewal. mooy lu génn jël vidéo jàmm na ko dàng. coupé tuuti waaw poste la denc li ci des. dugal la fekk na yow ngaa justifié ñu xas la ba nga raab. fekk na yow moo tax Coombaay yaa ma koy laaj. Coombaay ngi super étoile. feggoog As. Fay. feggoog Mbaye Dieye Faye. yàgg nañu ñoom ñaar ndax super jamono jaar na fa. def na carrière soloom ba noppi tamit day joxe ay coups de percussion. tey Mbaye Dieye Faye ni mu amee géwél mbaj Ndakaaru. mooy waa Seng-Seng. moom it noonu la ay waajuram meloon ci wàllu percussion. Aligéey Seck ndax mën na laa may ci diggante Cool. Talmbat Gorom mbëng-mbëng. yooyu yëpp ak ndeer yooyu yëpp tey. yow si doo ñëw di bokk wëndeelu. yaay décidé ci wëndeelu man. yu ne laay def yu ne laay def yoo xam ne sax man bu ma ko waxee yoo xam ne bu ma ko waxee ba fii sax bu ma génnee fàtte naa ko waaye lu ma neex laay wax bu ma toogee fii yow léegi jël nañ la wëndeelu bu ma dul validé na ko ba Pape ñëw xool nu muy def sama yoon. En tout cas merci beaucoup Exidex pour cette belle leçon ñun tout le temps bu ñu toogee ak yow dañuy gën di jàng à chaque fois ci côté musique surtout. dinaa ci yokk rek ñaari baat ci Coombaay moom mu wax. ndax day mbokk mu baax. dafa am nu Mbaye Dieye Faye mel ci kanamu président Youssou Ndour. Coombaay su ki ne laa mu wootee ba mu taxaw ci ngay xam présence am nga xam ne ki mu mën a tëggal mooy waykat ngay ndaanaan. da ngay xool ci Njàmboor Maajoor. Jokkor Maajoor waaw ba mu côté ndënd bi taxawal ko. taxaw loolu neexoon topp ko rek mbay. dalay wayloo. ana Jokkor Maajoor yow dalay wayloo. apu dalay xaputal dalay dugal ci beneen facette. te loolu te daanaan noonu lay mel. te moom it moom Carlou D. moom it suy yëg seen mook Coombaay la. fu muy joué la am na palmarès nag kon. mais Coo fii album yi ngay dégg ci Ndakaaru Njaay képp Sénégal. loxo mi ngi ci. biir dëgg la. Coo ndaanaan kulli fàtte. te ñun duñ ko xam il faut nga nekk ci biir affaire yi pour découvrir vraiment lan day liggéey. xam nga bu njëkk. percussionniste daa doon amuloon carrière am dafa da doon toujours yem ci orchestre. moom Mbaye Dieye Faye ñoo fi génnee njëkk génnee album solo ba tey xale yi def percu di am sañ-sañu. def album solo def album moom la woon ak Mbaye Dieye. bu Mbaye Dieye génnewul mu génnee. su génnewul Mbaye Dieye génnee.
ñoom ñaar la woon. moo tax xale yi tey li fi ne ñoom dañu ko liggéey ndax booba percussionniste boo doon xool ci orchestre bi rek la doon aju donc ay carrière solo daanu ko. nekk ci ginnaaw di tëgg rek accompagner waaw di tëgg. mais dañ dem ba xam ne léegi ñoom aussi am nañu rôle bu ñu war a jouer. et puis surtout à l'international ñoom bu ñu gisee percu yi ñëw taxaw concert lay doon boo xamante ne tama rek lay nekk. absolument parce que ñoom rek. ki nekkoon ci Viviane Bakane. non moom il tourne souvent moom jërëjërë la moom it. il tourne souvent. il est extraordinaire. album yi ngay dégg Viviane yëpp. ak yeneen artistes yoo xamante ne tey ba ci Pape Diouf sax. ci Pape Diouf. Pape Diouf bi mu woy dëgg Salam Diallo. Salam Diallo. incha allah. ñooñu ñëpp accompagner leen. loolu nag mooy génne sunu culture dëggantaan. te gis nga toog naa ak moom. booba buuba ngi produire benn single ñu ci doon liggéey. bu ñu doon répété. Bakane bu ñëwee ba teg gars yi xale yi joué. bu dégloo ci saa si da koy modifier. joxaat génne direction bi. xam-xam la am ci wàllu. et puis sur le plan international Bakane Seck est très respecté. waaw parce que am na bàkk yoo xamante ne mën nga ko tëgg ci mbalax du neex mais pour que mu rythmé. ah non ñoom ñooy créer bàkk yi. donc ñoom ci gars yi ci ñoom la ñuy wéeru. moo tax ñoom souvent boo koy xool bu ñuy def ay répétitions ñoom ils sont souvent l'avant-dernier mot le dernier mot. parce que le chanteur il est l'arbitre. mooy bu ñu demee ba mënuñu trouver terrain d'entente moom mu ne léegi nañ def li ñoom casquette boobu la ñu am. mais percussionniste rythmiquement comme mbalax rythme la donc rythmiquement ñoom ñooy joxe rythme bi. donc da ngay gis ne percussionniste dafa am doole ci biir orchestre. bu dul sax chef d'orchestre. non ki lay xaar waa ji ñoom. Apu ana Jokor. donc ñoom ñëpp jërëjëf yi moom danaa ñëw ci moom Bakane créé na studio ba commencé produire. macha allah studio bu mag a mag. ana Jokor mu ne ma gisuma ko. amul problème Apu. seet ko kii rek laa ko bëggoon a mayaat exay deg sa tonton gar bi ndax li ñu wax ci tama ak percussion neex na ki ne laam la léegi yow waa defal ndànk rek déglu rek 100 ans wa ngi nii am nga 100 ans tonton gar mi wax na la ko sànq boobu ba léegi yaa ngi soog a waxaat ni léegi nañ dem ci waañ beeg Sophie le temps ngay jël sa temps seet ko ñu mayaat leen ko Sophie toggal ñu déjà menu bi nga xam ne préparé na ko pour tey déjà yaa ngi yëngal Sophie. maa ngi yëngal bisu comme d'habitude rek am na loo sauté nag. waaw am na lu ma sauté kii bi rek laa doon sauté sànq viande hachée bi laa doon sauté ak quelques carottes comme ni ñu ko leen ko waxee woon sànq nag recette bi ñu leen proposé tey ay concombre farci lay doon gis nga ni nag dama sauté li nga xam ne mooy viande hachée bi ak benn defuma ci nag benn matière grasse muy defuma ci beurre defuma ci huile dama teg noonu juste rek poêle bi daal di émincé ay carottes nag ba mu sew bu ñoom ñaar nag laa boole sauté ba ma ko sauté nag ba nga xamante ne nii mu ngi waaj a pare ci laa jël nag tuuti ail jël sel poivre ak tuuti piment vert daal di ko ci def tey nag defuma ci persil coriandre moom rek laa ci def gis nga nii nag ma am viande hachée boo xamante ne dama ko sauté légèrement nag mu daal di am couleur vidé naa li nga xamante ne nii nag mooy concombre yi nga xamante ne nii moom laa choisir tey gis nga nag tey dama jël concombre yu xaw a mag tuuti moom laa jël daal di vidé intérieur bi gis nga ni dama ko xoos chair bi nga xamante ne nii moom laay am à l'intérieur gis nga bi ma ko vidé ba pare kuddu bi rek laay jël gën ko vidé voilà gis nga nii rek suñu defee nii xoosaat ko ba mu set lii nag duñu ko sànni dama koy sotti légèrement rek ci li nga xam ne mooy viande hachée bi nga xam ne sauté naa ko ak carotte ak ail ak tuuti piment vert def un peu de sel et poivre ak suñu tuuti épices naturelles yi nga xamante ne ni moom la ñuy utiliser gis nga bu ñu defee nii dañuy jëlaat rek daal di ko ci sotti lii nag ci kanam dinaa ñëw farcir ko gis nga concombre bi ma récupéré sànq moom laa ci def nii mélanger waat ko rek ba mu gën a homogène suñu defee nii nag ba pare am nañu fii rek oignon boo xamante ne nii dañu ko moom tamit dagg en petit cube damay ñëw rek daal di ko ci sotti gis nga nag bu ma ko ci sottee nii ba pare damay continuer li nga xamante ne nii nag mooy mélange bi su ma ko mélangé nii ba pare am naa fii nag pamplemousse damay ñëw rek tamit jël benn moitié pamplemousse daal di koy arrosé li nga xamante ne ni mooy viande hachée bi gis nga nag man pamplemousse laa def mais bu fekkee yaa ngi sa kër bu la neexee mën nga ko remplacer ak citron pour mu am benn goût bu xaw a aigre tuuti la ñu ci soxla moitié bi rek dina doy
déjà ni presque suñu farce léegi mu pare gis nga nag ñu fàttali rek viande hachée la oignon ak tuuti concombre carotte ak oignon bi nag soo xoolee sauté waale wu ma ko ci dama ko garder à côté nga xamante ne ni boo koy lekk di nga sentir goût oignon bi ak viande hachée bi mélangé wu ak ail biñ ci def de préférence nag dafay am ail bu doy parce que ail bi nag mooy gën a relever goût togg bi déjà nag suñu paree gis nga ni fekk am nañu suñu concombre yoo xam ni vidé nañ ko ba mu set dañuy ñëw rek daal di ko ci farcir voilà gis nga nii rek lii mën na doon accompagnement wala soit mu doon rek ay amuse-bouche yoo xam ne après dañu koy dagg en petits cubes gis nga nii rek ñu daal di ko ci remplir su la neexee tamit soo amee haricot vert comme que temps yi am na mën nga ko ci rajouter mais man carotte bi rek laa def tey pour légumes yi soo amee haricot mën nga ko ci def boo amee maïs doux aussi mën nga ko ci rajouter wala rek soit petit pois nga def ko ci pour changer légumes yi mën na nekk au choix du forcément rek carotte bi voilà gis nga nii rek mi ngi tuuru ñu remplir. voilà gis nga ni nag bu ñu ko defee nii ba remplir ko ba pare li des nag mooy ñu daal di jël rek suñu benn plaque boo xamante ne ni dafay dem au four daal di koy jël rek moom tege ni bi tamit ñu def nii la même chose li nag ay idée de recette la yoo xamante ne ni pour changer un peu suñu légumes yi ni ñu koy defaree su fekkee tamit amuloo concombre nga am courgette aussi mën nga ko remplacer ak moom nii rek sauté viande hachée bi daal di ko ci remplir nag ba pare soo paree nag boo amee gruyère mën nga jël tuuti gruyère daal di ko ci rajouter nii rek légèrement ci kaw pour boo ko dugalee au four rek mu daal di ànd ak viande hachée bi ak légumes yi nga xamante ne ni moom nga def mu daal di fondre voilà gis nga nii rek. gis nga nii rek suñu ko defee nii gruyère bi ba pare am nañu nag de l'autre côté pain arabe bi nag juste moom pour accompagner la déjà nii dama ko ubbi en deux dama koy dagg moom en bande laa koy def wala soit ma def en bâtonnet dafa mel ni voilà couteau baa ngi ni gis nga ni dama koy dagg rek ay bande yu yem su ko defee dama koy dugalaale ak moom ci four bi mu croustiller bu ko defee moom mooy ànd ñoom ñaar dañ ci rajouter rek un peu de poivre ak sel ak tuuti ail su ko defee pain bi su duggee ci four bi ànd ak moom dafay mel na genre croquette yoo xamante ne ni mooy accompagner li nga xamante ne ni mooy suñu concombre farci yi nga xamante ne ni moom lañ leen proposer tey gis nga nii rek ay bande lañ ko def ni mën nañu teg nii de côté daal di teg ci beneen côté bi gis nga yii tamit daggoon naa ko ba pare c'est juste mu croustiller rek pour nga xamante ne nii ci kanam ñoom ñaar ñooy ànd dinaa ci def tuuti huile d'olive def ci un peu de sel ak poivre ak tuuti ail boo xamante ne nii de préférence dañu koy râper bu ko defee pain bi tamit dafay gën a am goût bisu ci kanam nag ma dugal ko ci four bi 10 à 15 minutes mu daal di ñor fromage bi ànd ak li nga xam mooy viande hachée bi ñu ci def ak carotte bi nga xam ne moom lañ ci def ak oignon bi ñu ci sauté légèrement un peu de sel un peu de poivre rek pour ñu wàññi épices yi nga xamante ne ni moom la ñuy faral di def suñu kër bisu tout à l'heure mu ñor rek ma andi ko ci plateau bi ñu jàll ci dégustation bi incha allah. très bien Sophie tey da nga koy yekkal Biz Collection ak Habib Diouf bu président Abdou Diouf ndaxte ñoom dañ ma jox don yu am solo pour xale yi man daal ñi ma jox don laa yekkal daal pare ci. ah yekkal kenn ñoom lañuy yekkal lépp ñoom lañ koy yekkal. merci beaucoup Sophie. dañuy ànd ak Exidex ci sunu musique ñaw jokkoon ñëw na maye. yow yëre yi xewoon na fi yow buyul borom laaj buyul li yow yëre ay waay tissu bi lii 10 000 lii ñaat su fee ngay dem lu neex eggali rek yow eggali rek oh lii neexoon na sabar yu neex sañse yi maire yëpp temps yi lii lañ daan sol ndeysaan ñoom dañuy lancer tendance suñu woykat yi muy Fatou Guewel muy Kiné Lam et puis woy bi neex xam naa tey moom laa nar a yendoo déglu woy wee neex ñoom ñoo doon créé tendance bu njëkk xam nga ñaari fête lañ amoon waaw Ndakaaru ba ñett yoo xamee ni ci la jeeg di doon solu dëgg mooy tabaski
muy korite ak tamxarit. boo ci génnee xew yi. moo tax ñoom ñoo doon lancé bu tabaski doon waaj a ñëw da ngay si la clip yi doon génn. gars yi commencé créer modèle yi dañu amoon ñu tuddoon sax yoo xamante ne dañ ko tuddoon Kiné Lam. yi tuddoon ay Fatou Guewel et cetera ay ba ci musóor. donc dafa amoon ay xeetu musóor yu doon génn donc mag ñi. ñoom doon na créer tendance ci man nee na ñii marinière la woon ñii ndoket. ba amoon na ay taay maam xartum taay maam. donc amoon na yooyu yëpp. taay gabonaise voilà yooyu yëpp amoon na laal ni ay mëgg. mëgg tey at yoo leele ndax yoo leele sax moom famille bi ko dàqoon nañ létti boo waxee yoo leele mairie da koy léttuwaat bul wax yoo leele démb ay tibaale la indi jàppal dimbali ñu rek dimbali ñu rek waaw léttu yu yàgg la jëli léttu kooku Adja Dior Thiam ko mën moo ci man ma nga Tampa yoo leele waaw seen ñoo yoo leele ci seen fii la Médina ci 8 mars bi no bopp ginaar sama bos bi cosaan la kooku ndeysaan Miss Thioro Thiam bi moo jël Miss Miss Sénégal yoo leele ndeysaan tapp fii jaaro bi wàcceeku cosaan la waaye tonton Garmi mag ñi non seulement ils étaient jolis mais ils étaient pas trop artificiels comme ñun jamono bii nag xale yi ñi ci mën a assumer seen naturel mais ça revient beaucoup avec le nappi. Il reste énormément de choses mi ngi ñëw parce que on est trop artificiel. mi ngi ñëw balaa ñoo dindi wéy ak sil yi rek sonn. gis nga yeneen soog a ñëw. amu si ma we lii sama karaw la pour ñiy douter lii sama bu ci kenn commentaire. sama karaw kenn waxu ci dara pour naa ba tey commentaire mbay. xam nga baxaw xam nga baxaw dafa ma tooñkat la. mais dafa wax boo xamante ne wax bu xoromu la. moom tooñ rek lay def. dafa gis benn gel. mun a gel bi na ko man dama naturel baxaw xool ko ba ci yàgg na ko ci yow sa cheveux rek moo ci naturel. li nga nekk ci kaw ba ci suuf sa cheveux rek moo ci parce que moom mooy cheveux naturel. napp yi waaw donc quand c'est bien traité c'est très beau. c'est pas naturel. xef naturel lu la maquillage baak léegi et cetera yaag yooyu yëpp mën na ko ci li nga sol ca kaw ba ci suuf sa cheveux rek moo ci. garaaw ci àdduna la bokk dañuy nemmal cappal yokk mënuñoo def ni mag ñi ku nekk ak jamono bi nga tolloo li ci xew danga koy def mais en tout cas létt yi c'était très beau et puis xale yu jigéen ñi nga xamante ne ñi ngi def nappi ñu ngi koy remettre au goût du jour et puis ñi nga xamante ne à l'extérieur sax dañ koy jël di ko adopter léegi parce que dañuy xëcc seen africanité surtout côté États-Unis bi ñu continuer toujours en musique ak Exidex bi nga xamante ne am na artiste boo ñu indil mi ngi tudd Eminem moom nag clip bi mu génnee mooy Veux-tu m'épouser moom nga nar a décortiquer dugal ko la bo exactement Bijou mu nekk way boo xamante ni ça m'a beaucoup marqué bi ma ko gisee ma def attention waxtaan nag moom aussi bi ma ci gën a neex aussi xam naa philosophie moo tax dama ko bëgg a may téléspectateurs yi buñ ci paree buñ ñëw yaatal ko nag wax ci talent bi nga xamante ne mi ngi ci moom on peut regarder. Allo baby girl dam la soxla woon pour ñu waxtaan sometime nuyu ma la sax bàyyi ci jàmm d'abord yow xam nga rek danga may comprendre pour li ma lay doyee fexeel ba imaginer xam naa sa bopp yaa ngi gis imaginer xam naa la kumpa ngi lay rey yaa ngi lox fi nga toog galalal sa xel du li nga foog gaaw nga jaxasoo maa ngi ko yëg fi ma toog soxlaw ma la localiser yow bu xam fi nga tollu fay ma wax la neexal ma nag baax na lu ko mooy ma wiri wiri béy ba jaade fa nax la lum ci jublu lu baax la mais nag faleek ma cax la ànd bu yàggee yow te dëgg lu ko lal ko lu sax la yow rekk mat li nga doon xaali nga sama yoon mu tax nga dégg fi coon soo ma def lu ma metti fépp dang ma di fekki tàkku ci ngi ma tekki sax tey ma bëgg yow ñu ànd bépp boole laaj bi def ko benn daganal ko ngir ñu waxtaan nañ sa papa yombalal ma lépp nee na léegi yaa ci dee vas-y devenir ma femme vas-y m'épouser vas-y devenir ma dame vas-y m'épouser ma femme, veux-tu
not to love me. Baby, know I love you. mal mu yem la ndax tey lu bees mais it la nag ak fu ñu jot a wees babe. lim la fayee tey daan ko fi jiw hey. so wii waa ok mooy tax ñu siiw you know. ne ma yes rek ma free sama life sa yow noo du ci bàyyil sa jooy yi xam nga yow laa fi baby girl yow you know the dëgg la xol yu fees na ronga ñu mbég tey tuuru mais tey nag bés bu bees la ñëwal maag yow ñu nguur lu ñuy dund dafa fees na gis nga sax mu ngi tuuru man jiitu naa la lës ba yaa ngi lay maa ngi nguur wallaahi yow rekk mat li nga doon xaali nga sama yoon mu tàng déggu fi coon ma soo ma def lu ma metti fépp dang ma ci fekki tàkku ci ngi ma tekki saxte ma bëgg yow ñu ànd bépp boole laaj bi def ko benn daganal ko ngir ñu waxtaan sa papa yombalal ma lépp nee na léegi yaa ci dee veux-tu devenir ma femme veux-tu m'épouser veux-tu devenir ma dame veux-tu m'épouser veux-tu devenir ma femme veux-tu m'épouser veux-tu devenir ma dame veux-tu m'épouser. Une belle balade avec Eminem, veux-tu m'épouser? La réponse sera oui pour certains, non pour ñeneen parce que du célibataire boo leen gis rek yéen ñi mu nekkal la bëgg a marié. Ce sera oui pour tout le monde. N'est-ce pas? C'est pas oui pour tout le monde di. xale yu góor yi loolu ngeen foog yéen bu nit nekkee ci célibataire bu ngeen ko ñaani jee mu bañ sax ngeen toog naan ko toogal foofu bañ a sëy nit ki mu bëgg lay tànn. dëgg la ak yu correspondre bu leen fonto. dëgg la. yu correspondre. moo nit ki nga xamante ne yow ay jikkoom neex na la gis nga ni yéen ñaar war ngeen a mun a construire dara ensemble mais dafa am foo xam ne boo fa tolloo nekk jigéen góor bu la ñaansee nga bañ sax moom pour moom genre waroo bañ daal moom comme ñaansi na la rek yow waaw nga ci war a teg mais nit nag balaa nga naan waaw da nga koy seetaan. dëgg la voilà dëgg la waaw moom. veux-tu m'épouser yëpp àndul ak wii de. mais ci kaw labat bi neex ndax boobu point final la. Ndiaye loo may xoolee. balaa ngaa ñaan kay xanaa di nga am waaw ba pare soo amee waaw nag. waaw balaa ngaa ñaan non mais am na ñoo xamante ne duñ labatanteeg yow dañ lay gis rek ñëw naa la man fu la amee kat dama laa teg. waaw nga ne ko man it fayda moom ma wax loolu maa bañ. am nga 10 000 10 000 pour yow. ñu ñëw ci Eminem téléphone pouponnière yi la ci kanam dinaa leen wuyu. seen rêve fi mu ne nii mooy toog ci kaw lal yi 17h45. call me Mrs. Nanga. waaw c'est une très mauvaise raison pour se marier nag ñu bëri c'est vrai. ñu ci bëri non dëgg la Coro parce que da ngay dégg xale yu jigéen ci seen ay commentaires sax. non Coro bu ko jël pour yow. dafa am xale li ma wax tu es single. du single bàyyi jàmm dafa am xale yu jigéen yu bëri yoo xam ne da nga leen di dégg ñoom ci seen bopp ñoo la koy wax ci seen explication genre sama moroom yëpp muur nañ leen ñu toog ci lal mi call me Mrs. diw naan la man damaa yàkkam tàkkusaan boobu ba nga photo ba posté c'est une très mauvaise raison pour se marier. Les gens se mettent ensemble pour les mauvaises raisons. D'où les divorces. C'est tout. Très mauvaise raison. Prenons le temps de choisir notre partenaire. Exactement. C'est important. parce que mooy ki nga ku lay gunge ci say yoon. ngeen fondé famille. bi gën a neex sa dund. lalu mbëggeel ki la ciy gunge nag tànn ko ndax xat na lal bi lu mu yaayaa xat na. donc boo jëlulee ki nga war a jël. ak ki nga bëgg 2 heures du matin ay boo bëggul ba mere ko. boo def leen nag di nga xëy suba inscrire judo. di wut ko dóor. ñu naan daa bëgg ku maîtrise fekk dara. yàlla nañu yàlla boole ñu ñu bëgg. amiin mais est ñu dellu si ci way bi. waaw ci way bi sinon wareef ngeen jëm voilà donc xale bi donc Eminem déjà muy xale bu am talent. xale bu mën li muy def mais li ma gën a neexati ci musique bi. mooy ni ma ko bindee. quand même je pense que ni il faut savoir réparer une relation. Parce que problème ne veut pas dire séparation. Parce que chaque problème a une solution. Seuls les faux problèmes n'ont pas de solution. waaye lépp luy problème am na solution dafay fekk ndax yow boo rëyul rek di nga am solution ba. waaw rëy de mooy yàqal nit ñu lu bari. li ma daana nag ci way wi ci bind bi mooy dafa réparer de par la demande de mariage. moom foofu la réparé. ndax juum na xëy na ci ba ñuy génn am na comportement ba am te waru ko. naa da koo trompé rek
da koo trompé rek xam nga. waaw yooyu yëpp mën naa doon neneen ji xam nga da ngeen bëri ay caprice da ngeen bëri caprice donc finalement ma gis ne il a réparé ma ne ça c'est un message très fort. ni mu ko bindee neex na ma ndax bind na mbëggeel waaye wan na tamit xale yu góor yi nii boo nekk ci relation nga am te nga bëgg nit ki. nga bëgg ko jabar bu seetaan na taxawee dindil rëy sa yaram nga ñëw nga sukk jox ko sa bague ñaan ko publiquement na ko ndax mën ngaa doon sama jabar. et loolu vraiment c'est une très c'est romantique moo tax Saint-Valentin bi way bi dafa viral. ma di ko may ba pare vidéo bi aussi ba pare mu am benn instrument bi mu def ci biir mooy vent. vent yi léegi xale yi dafa doon ñu ko utiliser mais c'est tellement beau parce que day apaiser musique bi tu vois jox ko ndeysaan wayu am ndeysaan en tout cas moi je l'encourage très très fort il a beaucoup de talent mën ngeen dem ci YouTube bi wala ci ay plateformes muy Facebook wala Instagram wala Twitter soo leen demee foofu di ngeen ko fa gis di ko may nag Aïda donc bu Sénégal maa ngi koy may bu baax di ko may tamit képp koo xamante ne soppeem gi di la wax ne MNM nekk na artiste boo xam ne M&M's voilà un artiste à suivre et à soutenir donc ci musique sénégalaise bi bijou. En tout cas c'est une belle balade nous on a bien aimé bercé nañu tuuti et puis mun na defar ay diggante boo leen xuloo weeg nit rek tey sànni leen ko nga nànk ci kaw ngeen bëgg a takk te mu wóor leen ni moom tamit bëgg na buñ jigee ci musique dañuy jàll ci sport sans plus tarder waxtaanee CAN U17 bi nga xamante ne Mamadou Ndiaye moom la andi tey. voilà tey ca fajar ci 9h38 ca fajar mais tirage bi pourtant démb la woon fële ca Maroc ca Rabat lañ doon amalee li nga xamante ne mooy tirage au sort CAN U17 yi maanaam yu xale yi nga xam ne jàpp nañ ko ci mois de mars bi ñu jëm mu nekk Coupe d'Afrique bu nar a am solo mais surtout compétition boo xam ne ndaw ñi temps yi seetlu nañ ni équipe Sénégal daf ci participer leneen li ci gën a am solo mooy ci poule bi mu bokk groupe C bi nga xamante ni metti na lool ci ñenn spécialistes yi ni ñu ko jàppee ndaxte daf ko seq ak Cameroun ak ñii di waa Mali ak Afrique du Sud mu nar a nekk poule bu jafe boo xamante ni am na spécialiste bu ñu ciy defal ab jàngat mën nañ leen tegtal élément bi. Mali ak Afrique du Sud ñetti dëkk yooyu yëpp daal vraiment nekk nañu fi ñoo xamante ni dañuy def lu baax ci footballu xale yi kon Cameroun déjà ñëpp xam nañu pays de football la te ñu ngi liggéey baax ci petite catégorie xoolee tamit équipe bu mel ni Mali déjà finalu tournoi IFOA A bi passé ñoom ak Sénégal la woon mu nekk match bu métti sax parce que peut-être am na benn rivalité bu mag bu nekk suñu digganteeg ñoom léegi tamit Afrique du Sud tamit nekk na équipe boo xamante ni dafa technique. Sénégal quand même léegi commencé na yàgg dem sa compétition yu mel noonu commencé di fa def ay jaloore defe naa ni donc Sénégal comme nga wax rek a son mot à dire d'autant plus que bële yoon tey jii ñu ngi ne Sénégal si defe naa ni demoon na ba demi-finale. donc tey jii ñu ngi xaar Sénégal eggaat foofu wala mu egg fu weesu foofu ba pare am nañ ay moyens. mi ngi noonu préparation yi tirage bi poule bi ñu bokk baax na wala. poule bu saf la. poule bu métti la ndaxte Cameroun mooy tenant du titre yi Mali wax nañ ko dañ doon bokk na ci équipe yi nga xamante ne am nañ taxawaay d'ailleurs bi ñuy joué tournoi IFOA bi moo doon joué final ak Sénégal. Afrique du Sud peut-être tane mais nekkul coupe bi poule bi nga xamante ne dafa nar a yomb ci Lionceaux yi mais surtout ci ñi nga xamante ni aussi mooy ndaw Omar Daf mais xel mën nañ daal ndaxte effectifu Sénégal baax na ndaw ñi baax na formé nañ leen. wax nañ ko centre de formation yi ñu ci bari ci la ñu ëpp entre jàmbaar ak génération foot mais gën a liggéeyaat rek dem ci Coupe d'Afrique boobu ngir gën ci mën a am taxawaay bu am solo ndaxte seetlu nañ ni temps yëpp petite catégorie formation yi ci ndaw ñi dafay feeñ ba ci suñu club yi di feeñ aussi ba ci suñu équipe nationale di fàttali ni Coupe d'Afrique boobu ñu ngi ko jàpp ci mois de mars bi ñu jëm mi ngi fas yéene amali fële ca Maroc incha allah. dinañ ko xaar nga suivre ñu ko ñu teg ko en espérant que suñu gaynde yu ndaw yi dinañ ci dem ba sori. indil ñu coupe bi sax ñun loolu la ñuy ñaan à chaque fois que benn équipe mi ngi déplacé wu di dem en compétition dañuy nekk seen ginnaaw tout le temps. programme bi lii la woon ñu jàll ak yéen ci anniversaire yi avant ñuy tàggoo bay bàyyi yónnee ko gaaw bay bàyyi Amina Poté mu ñëw ak yéen ci yeewu leen plus bi. donc ñu commencé ko anniversaire wu bon Aminata Kane John.
ki ko yónnee Pape Samba la ko jox nee na ko c'est ma fille aînée elle fête son anniversaire demain 25 février happy birthday à toi Aminata Kane John longue vie de la part de papa maman et toute la famille. Happy birthday à Ñuma Madame Fall de la part de Cheikh Casual moo lay souhaiter un joyeux anniversaire bii di ñëw nag dama ko anticiper sama anniversaire wu xarit bu baax Astou bi tey bu ma demee fële ca Moussa Versailles moom moo may accueillir tànnal ma robe buy nice yi toj ma sol ko di toj soirée yi donc happy birthday à toi happy Astou bi tey longue vie à toi ku baax nga vraiment accueil bi ñuy accueillir ci boutique bi rek dalal na xel ndax nit mun na ñëw sa boutique ni nga koy accueillir day tax du amati envie ñëw fa ku baax nga ku adorable ba pare rafet macha allah longue vie à toi samedi la anniversaire bi sax waaye man maa ko anticiper nii rek jàllal ko ndax jour boobu yeewu leen du am longue vie à toi. Happy birthday à Abdou Diop depuis l'Italie de la part de Madame Diop et de ses enfants mon mari de cœur je te souhaite tout le bonheur du monde joyeux anniversaire à Ndeye Fatou de la part de sa maman Tako Diagne Scat Urbam joyeux anniversaire à Moussa Diop Samba Lay de la part de toute la famille. Happy birthday à Mam Seydi Lay Kébé de la part de toute sa famille aussi. Joyeux anniversaire à mon bébé Adama Dieye, grandi en âge et en sagesse de la part de Badjan Ndeye Dieye. Happy birthday à Hermano Ndiaye depuis Espagne, Victoria de la part de sa maman et son papa Tata Aïda Sakho Diop. Joyeux anniversaire à Sokhna Ndeye Ba Mint Cheikh Mohamed Hassana Borom Ndand Fall. Joyeux anniversaire donc xam tonton Garmi Ndand Fall bee la ci neex rek. tur bi dugg na la donc joyeux anniversaire à elle. na am jàmm ak salaam. Happy birthday à maman Khady Ndir depuis Thiaroye-sur-Mer de la part de sa fille Ndeye Lay Lo. Joyeux anniversaire à Ndeye Marie Thiam de la part de toute sa famille. Joyeux anniversaire à ma fille chérie Panda Fall de la part de toute la famille Ndiaye depuis Pikine Icotaf. Joyeux anniversaire à Bébé Rassoul Mbow de la part de son papa Djibril Mbow et de sa maman Fatou Diagne et toute la famille depuis HLM 5. Happy birthday à Binta Khouma Diop. waaw tonton Agar mi demal kon. la grande dame est là. rafet na macha allah. kii nag mooy borom Safir Couture. kii mooy doomu Mbaye Diop Fari Mbaye. ngay dégg. kii xam naa daal du ne Mamadou Mansour moo ko jur kenn du ko weddi. kii mooy ki nga xam ne tubaarkàlla mooy sangu Oumy Diène. kii nag mooy Adjaratou Binta Khouma Diop. mu demaa ko Adja Diallo. mu nekk bokk nag ci ñi nga xam ne nii kenn mënul lim réew mi ci mbaax ak yiw dëgg-dëgg doo ko ci boole. vraiment daal ñu koy souhaiter daal joyeux anniversaire di ko ñaanal jàmm nag bu baax a baax xam naa daal ci femme de valeur yi. ci la bokk moo liggéey nag bari jom. man sopp naa daal nit koo xam ne kii daa am yow loo jëbal sa réew ba nit ñi mën ko waxtaanee. dëgg la waaw kooku mooy Adjaratou Binta Khouma Diop. sa ami d'enfance. sama jarbaat yi. sa jarbaat la ah doomam sa dëgg la macha allah. sama jarbaat la di koy ñaanal yàlla moom Adja Binta Khouma yàlla may ko gudd fan ak wér. ku am valeur yàgg nañ dégg turam mais surtout njàmbaar gi mu doon. waaw ci fes bi bu ñuy tudd ñu baax ñi ci réew mi dañ ko ci boole yàlla guddal fanam. keroog bi doom ji takk jabar dañu jékki-jékki ñu ne ma dem fay sàll agsi na waaye keroog àddina xaw na tukki loolu dëgg day baax rek am solo nit di am valeur. loolu la de tonton Garmi ndax femmes yu exemplaires yi dañ koy bëgg fii ci Sénégal donc Adja Binta Khouma Diop encore une fois ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire dundal. Happy birthday à Petit Ibra Mbaye de la part de Madiop Père moo ko fi yónnee joyeux anniversaire à Aminata Kane John jàlloon na 5 ñu ma faal États-Unis aussi ak Astou Bitey donc ñu dem joyeux anniversaire à El Hadj Ousmane Kane depuis HLM Grand Yoff de la part de son épouse Ndeye Khady, ses enfants Adji Dior Kane, Khadija et Mohamed. Happy birthday à bébé Fatima Sall depuis Yeumbeul de la part de Tata Sophie et toute la famille. Donc am na beneen anniversaire buñ fi jot Apulaay, j'espère que tu l'as reçu. Joyeux anniversaire à Salimata Diop. Où sont les arguments? waaw kii nag kii sama jarbaat la ndax yaayam papa ak sama papa bokk ndey ak baay. c'est ma sœur. donc Salimata Diop maa ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire. yaayam nag mooy ne Ndogoy mi ñu tuddee mi yaayu papam. donc moom yaayu papam la mooy sama maam Ndogoy Mbuub
moom nañ ko tuddee donc Nogay maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur Diop bu baax donc Salimata nag sama doom ji maa lay ñaan nga dund ay ati macha allah yàlla la fal cat sama doom ji sama taaw bi macha allah de la part de toutes tes tantes et tes cousines cousins et tes oncles et de ton très cher papa merci. Longue vie à toi bébé happy birthday encore fii la ñuy jeexalee anniversaire yi daal di tàggoo su ko defee ñu bàyyi Amina Poté mu ñëw ak Yeewu Leen Plus bi tonton Garmi ba jeudi incha allah. waaw di la wax ne rek maa ngi ndokkeel nag suma benn jarbaat bu ñu naan Fatou Mbaye Garmi. nee na bëgg na leen daal vraiment yéen waa plateau bi am na maanaa riche na. kooku nag day rakk ci Bande Diop bu maire bu Padois nee na bëgg na lool ci yéen di leen wax nag di leen jox dox daje incha allahu taala ci wëndeelu ce soir nu jàkkaarloo woon rek ak réew mi waxtaan ak ñoom delloo si mag ñi ni nga ko waxee ak say dex mag ñi daf dañu am solo feeñalaat leen wan daal dëgg dinañ tàbbi ci meneen mag moo xam ne dinañ ko waxtaane addina yi bëgg ci kontaan comme ni ñu tàbbi ci ajutu aram Diène ba àddina yëpp kontaan ci bisu Ndiaye. jërëjëf tonton Garmi ci kanam ñu jàpp xaar la ci wëndeelu bi ñun dañ lay jox rendez-vous jeudi prochain biir Yeewu Leen c'était un plaisir comme tous les jeudis partagé ak yow plateau bi daf ñuy neex Exidex. Oui Bijou merci beaucoup merci à tous les téléspectateurs ak ñu bokkal plateau bi di nuyu nag sama yaay donc muy maman Fat Si donc yaayu Ousseynou ak Assane Kanji foofu ca Pikine sama yaay ju baax ci li nga xamante ne lépp lu baax rek wax dëgg neex yàlla mi ngi koy def ci man mère Fat Si maa ngi la nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu nag sa ñaari doom yi samay xarit samay soppe ndax ku jël sa salon de couture def ci sama photo tuddee ma ko defe naa loolu foor na nag loolu foor na jar na déplacement hein. waaw jar na déplacement dañ koy ngénte man ta ñàkk loolu mooy il faut ñu ngénte ci ko ak Sidex waaw dañ koy ngénte ah oui c'est un plaisir waaw bu Covid bi wàccee inshallah piqûre yi buñ ko jamoo rek day ànd ak affaire bi dem waaw mbay ñu xappiwaat waaw loolu foor na lii sax jaay bàyyi la waxee xool ci plateau bi nañ la fi mu sa dóor donc numéro téléphone pour tenue yi ku ci bëgg a am donc Kandji Couture moo fi jaar mën ngaa woote ci 77 894 26 68 77 894 26 68 Ousseynou ak Assane ndax nag assisté na ma assisté Ndiaye sama rakk ji ak Baye Cheikh léegi seen ay loxo di jug ci ñun donc duñu def lu remercier leen Ousseynou ak Assane donc Kandji Couture quoi inchallah merci beaucoup merci ak Sidex rendez-vous kañ sax yow lundi wala mardi waaw dans Yeewu Leen dañoo laalaat beneen sañse Kandji Couture ñoo laalaat ndax Kandji Couture man bëgg naa yi bés ji bu ñëwul nag doo toog yaa ngi dégg non bi ji bi day ñëw mardi inchallah waa chroniqueur la ci émission bi dee leen ko ñawaale actionnaire majoritaire maa la wax lii Mamadou Ndiaye chroniqueur derrière chroniqueur derrière xam nga day am. waaw mooy gérer yëpp yow tàggoor ay yéen ñëpp ngeen bëgg a wax. jërëjëf Bijou man rendez-vous ci kanam incha allah man ak. heure bu baax xew ci biir internet bi heure bu baax bi. El Hadj ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm ñi ma bokkaloon plateau bi ainsi Exidex téléspectateurs yeeg internet yi jox leen dig daje ba ci à partir de 13h30 ñu ñëw di gërëm bu baax Noreyni comme toujours. numéro téléphone 77 280 80 85 moom moo gën fii rafet na lool. macha allah c'est magnifique liberté 5 incha allah. Noreyni yi muy defar moom macha allah waxatuñu dara. am na kii quoi. c'est très beau am na qualité c'est très raffiné. c'est très raffiné. damay wax parce que daf ñoo ñawal. tàggoor robe bu rafet bi. ñawal sama jëkkër lu rafet la ko ñawal. dëgg la ñaw très beau. jëkkër ji kat chroniqueur lu meilleur. chroniqueur derrière. waaw. promoteur. chroniqueur derrière. En tout cas merci beaucoup ce fut un plaisir bokk ci Yeewu Leen bi depuis le début de la semaine comme chaque semaine d'ailleurs jeudi moom day gën a neex ndax tonton Garmi xam nga bu fi nekkee non seulement daf ñuy magal mais day gën a dalal suñu xel yal na la fi yàlla bàyyi may nga yàgg fi lool j'en profite pour faire un coucou kër gi xanaa bi nga wax ko président Youssou bu dee mën na def ay jéego pour mu bar ñun ñu gaaw
waaw ñun dañuy jël de parce que ñi ñuy taseel day bëri. mu ñëw toog moom daal bu piqûre fenn ne piqûre fii. d'accord. ñëpp fekkee. ñu filmé ko en direct. dina nekk loo xam ne dana nu neex. waaw c'est important. d'accord ñun ma sa xew ci réew mi tàmbal nañ suñu loxo. dëgg la loolu yàlla dogal. waaw kon président Youssou du ñàkk ne mi ngi lay dégg wala ñoom tonton Mara dinañ ci def ay jéego bu baax. Je vais juste en profiter pour faire un gros coucou à ma maman chérie Tata Gaye Wilane Aly Ngouille Ndiaye. Je l'embrasse très fort. bu baax la nuyu itamit toute sa famille Mbaye ak ma petite sœur ak sama team journal intime nga xam ne ñoo may wéttali tous les jours merci à Néné Tall encore pour ma tenue de ce matin et puis à lundi inchallah. Abdoulaye yàlla ma yàlla àtt ak yow Tata Gaye Wilane mii muy wax dafa baax dafa jox xale yi doom waaw moo tax ma wax ko mu naan ma joxeel antenne mi nga toog fii di wax ku baax ak ku baax xam ngeen noo leen mel merci beaucoup Thioro Néné Tall moom balisam bi kontaan nañ ci torop yaa ngay sañ si kii lu plafonné instant bii nii waaw c'est très beau magnifique vraiment merci beaucoup ñiy jàpp ñëpp si dons yi actuellement ñu ngi ci 3 125 000 plus matériel yi ñu jot a jox en route vers le 4e million objectif bi 6 millions la wax nañ leen ko yéen ñiy seetaan mun ngeen si jàpp 100 francs sax bu leen ko xeeb nous on prend tout l'essentiel mooy ñu dimbali xale yi numéro yi 78 196 34 34 mooy Orange Money bi 76 198 68 10 am na Wave am na Free Money noo leen bëggee rek mun ngeen ci jàppee comme ça ñu yóbbul xale yi dons yi merci ah. waaw la ñuy présenté ak professeur Daouda Ndiaye. waaw dafa ñàkk way juróom bu jigéen. professeur Daouda Ndiaye xam nga actuellement suñu collaborateur depuis ko fi mbas mi dugg see ba léegi ni muy liggéey ak ñun groupe Futurs Médias sax ak RFM ak yëpp. chaque suba ñu ngi ko fay dem. voilà moom la way juróom bu jigéen génn àddina professeur Daouda Ndiaye. yal na ko yàlla yërëm di koy jaale di profité ci kaddu waa groupe Futurs Médias. di ko jaale way juróom bu jigéen boobu yàlla xare ko àjjana. yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana lu metti daal na si kawam. ci ñuy contribuer ci seen réew daf ci bopp. moom day jàppale réew. nekkul ne rek docteur la toog ci benn place. mais da nga gis mu def ay dons yu bari. di ko séddale nit ñi. di toppatoo doomu aadama yi. kooku nag bu ñàkkee woy juróom dëgg-dëgg. war nañ ko masawu war a jàll. vraiment ndax moom yemul rek li mu doon. mais daf ci boole leneen loo xam ne lii daf ko ajouté ci réew mi. kon yaayam yàlla ko dëddoo jàmm. yàlla may ko xolu muñ ko aussi parce que yaay moom dafa sax ci xolu nit. merci beaucoup Mamadou Ndiaye pour information bi merci beaucoup aussi à Baye Modou pour sama tenue du jour bi moom moo ma ñawal lii Massata ak Massayer Ndak di ngeen gis photo yi tout à l'heure ci réseaux sociaux yi ak numéro bi mooy 77 218 00 19 ku bëgg dem Massalikul Jinaan wala Cameroun mu ñëwal la lu rafet pour tissu bi nga xamante ne dafa nooy nepp neex a sol sentiruma ko sax ki ko joxe mu ngi tudd Khadim Diagne nekk fële ca White House West Foire téléphone am di 77 544 14 74 et pour la perruque c'est Omar Cheveux moom moo ma ko jox 77 952 94 51 merci à Malado pour vos magnifiques montres 77 514 49 46 point E dañ fay dem man ak yow ñu jox la sa montre dañuy ànd dañuy dem Apulaay lan la wax nga dëgg Sophie tàggoon da ngay dem dañuy wax ci waxu montre xaaral Sophie tàggoon ñu discuter ci montre Malado yi collection bu bees bi boo leen ko gisoon sax ci ngeen di gën a waxati Sophie tàggoon booy gérer rek ñu lay dóor yenn yi iñaan la waa Sophie tàggool dese nañu 4 minutes d'accord bisous à demain inchallah ci yeneen recette rek di jaajëfal rek Adama Ndiaye madame Tawel maa ngi koy nuyu bu baax a baax di remercier sama client yëpp ñu def confiance à Sophia Traité continuer leen di woote di commander rek inchallah ñu leen di livrer ay plat yu baax yu sain yu mucc ayib inchallah 77 727 84 60 bisous à demain inchallah ci beneen recette à demain Sophie ci beneen plat tonton Garmi nga ne montre Malado yow da nga cee bëgg 3 minutes Kélé Sophie 1 minute tàggoo montre voilà léegi yow ban couleur nga bëgg waa Malado nii ñu seetaan j'aime nag bu vert nga bëgg veeru coro bi wala sa bos waaw yéen a ngi dégg tonton Garmi vert la commandé donte sa defaragoo leen ko mais da ngeen koy defar tuddee ko Garmi ndax montre yëpp a am tur yow boo ban couleur nga bëgg man bëgg naa doré bi rafet na wala argenté bi ma jël argenté bi baax na am na benn genre couleur mor doré aussi bu rafet waaw d'accord ñaar yooyu rek ñoom it yow boobu nga bëgg
ah dañ koy personnaliser. waat mun nañ personnaliser bindal la sa tur. nañ def extra nañ ànd ci boutique bi mi ngi point E. merci à vous de nous avoir suivis merci beaucoup Apulaay yemoo ci réaliser fàtt nga ma lu ma wax nga dugg ci franchement tonton Garmi lim la wax rek yaa nga ca laayeen ya 100 ans nga am nii chaque semaine ñu maye te tax ko may ñu jàmm merci beaucoup à Tok ci son bi Medoune ak Petit à la caméra merci beaucoup Libin ci ndekki bi service sécuritaire chauffeur yeeg ñëpp ñu ngi leen di remercier production bi toog leen bu leen zappé télévision Futur Média tout le temps dafay am ay programme yu mu leen di tegal bu jug rek sa morom ñëw Amina Poté ngi ñëw léegi dans quelques instants ànd ak yéen ci Yeewu Leen Plus mu gën a neex encore